Sonko il fera pas le poids parce que François Fillon boo xoolee mooy ki nga xamante ne moo waroon gagner élection yi fii en France parce que population bi yëpp ci moom la ñu nekkoon te population française dañuy segg li Omar di wax mooy son bi ma njëkk a dugal mooy est-ce que bu ndox mi ñëwee waruñoo segg salte bi teg ko fële naan ndox mu set mi moo gën ñu jël lu set leex lu salte yëpp boole ko naan loolu mooy dañuy toog rek lu ñu indi rek ñu ne xam nga aussi tamit Sénégal yi dafa mel noonu dañu naan moom mi doon wax de moom jël na fi di moom mi doon wax de def na nangam te gis nga loolu dañ koy utiliser tout simplement pour un mois élection yi parce que lu tax ñu koy utiliser pour un mois élection yi c'est pour éliminer candidat boobu duñ ko éliminer mënuñu ko woon éliminer ci parrainage bi et mënuñu ko éliminer ci urne yi parce que moom ak coalition ak Bougane déjà ak PUR Macky Sall du dem deuxième tour si li ñu njort donc il faut l'éliminer si naka mais les mercenaires de la plume lépp lu ñu wax ci ñoom rek des na. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéen ay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo audio bi nga xamante ni dégg ngeen ko ki ko def mooy Thérèse Faye bu APR ci biir vocal bi mi ngi expliquer stratégie bi Macky Sall teg ngir détruire yenn opposants yi nga xamante ne nii mënuñu leen woon éliminer ci li nga xamante ne nii mooy parrainage bi mu nekk deal bu ñu teg complicité avec ay mercenaires de la plume maanaam yenn patron de presse yi nekk fii ci Sénégal. loolu moo tax tey ñuy wax ci média yooyu noonu ak yooyu patron de presse yi nga xamante ne nii jamono ji ñi ngi def lépp pour yàq der wala jaxase sénégalais yi ak yenn opposants yi ba décourager leen ngir ñu bañ a dem vote ji lu yàggul dara créé nañ ay lettres ay fausses lettres yoo xamante ni dañu ne ay francs-maçons ñooy soutenir yenn ci opposants yi ki ci cité woon mooy Bougane Gueye Dany ak Ousmane Sonko defoon nañ ci ab vidéo expliquer leen que yooyu yëpp du dëgg ay manigances yu ñu defoon te ci vidéo boobu noonu expliquer na leen am na yeneen yu ñu nar yeneen manigances yu ñu nar ngir lan jaxase sénégalais yi ak ñenn ci opposants yi tey ñi ngi ci seen logique bi maanaam ñi ngi wéy di amal li nga xamante ni moom lañ bëgg mais li ci gën a garaaw mooy loolu lépp dañ koy def ànd ceeg ay patron de presse waxoon naa ko sànq yoo xamante ne nii leen rek moo leen ñor mooy seeni propre intérêt looloo tax tey ñuy artu sénégalais yi ci ñu def attention ci yenn groupe de presse yi yenn médias yi nga xamante ni nii jamono ji ñi ngi ci propagande bu métti lëkkaloo nag ngir lan dimbali Macky Sall ci mission bi mu am muy yàq deru yenn opposants yi ba décourager yenn sénégalais yi nga xamante ni commencé woon nañ am yaakaar ci alternance bu bees. bu ngeen jëlee journal quotidien bi nga xam ne nii Madiambal Diagne moo ko moom groupe de presse GFM muy l'Observateur RFM ak TFM bi nga xam ne Youssou Ndour mooy borom ak site bii di Yérim Post bi nga xam ne Cheikh Yérim Seck moo ko moom dañu jël décision veillu élection yi di publier ay informations yi nga xamante ni wérul ci ay candidats yu ne ci opposition bi comme ni ma ko waxee woon ngir décourager yenn sénégalais yi ñu bañ a dem vote ji te jamono jooju ñoom seeni militants dañuy dem vote ji loolu war a tax Macky Sall gagne élection yi au premier tour. tey patron de presse yooyu noonu dañu am ay intérêt ci li nga xamante ni mooy nguur bi fi ne te daanu Macky Sall bu ñàkkee élection yi du leen arranger ñoom looloo tax ñuy def propagande di jox ay ndigal li nga xamante ni mooy seeni journaliste ngir Macky Sall eggali yéene bi maanaam lépp lu mu nar digganteem ak yenn opposants yi. bu ñu jëlee exemple groupe de presse bii di GFM ñëpp xam nañ que ni doonul tullu nëbbu ñëpp xam nañ que ni entreprise la boo xamante ne nii duñu fay impôt Youssou Ndour du fay impôt te loolu depuis bi Macky Sall faloo ci bopp réew mi Youssou Ndour jamono jii mooy délinquant fiscal bi gën a mag jamono ji ci Sénégal te yoreel na xaalis bu bëri ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi parce que respecté wul fisc bi du fay impôt mi ngi am alal ci ndoddu sénégalais yi moom ak njabootam moom ak famille parce que bu leen réere mbir que ni rakkam bu jigéen sax moo nekk SODAV bi nga xam ni moo remplacé BSTA donc moom Youssou Ndour même bu Macky Sall wàccee ci bopp réew mi dañ ko war a yóbbu ci yoon parce que mënuñu comprendre groupe de presse bu doy ni GFM di am ay chiffre d'affaires di am ay bénéfices yu toll ci ay milliards de francs CFA lànk ni du fay impôt ndax lan
nguur gi la àndal du dëgg du yoon teguñu ko fenn non seulement ministre conseiller la alors que liggéeyulul dara Sénégal intérêt boppam moo ko ñor waaye mi ngi def lépp pour Macky Sall des ci bopp réew mi pour que mu mën a préserver li nga xamante ne nii mooy ay intérêt di utiliser ay médias di def propagande di jéem a xeex opposition bi pour gën a may doole ki nga xam ne mooy Macky Sall preuve bi mooy journalam bii di l'Observateur moom moo titré woon à la une affaire Tullow Oil bi nga xamante ne nii moom lañ doon wax que ni dafa jox lu ëpp téeméeri million ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko alors que information boobu journaliste biñ ne sax moo ko bind existé wu kenn mënu koo teg bët kenn xamul sax mooy kan benn tur la boo xamante ne nii ñoom ñoo ko créé demandé benn site ghanéen mu publier contribution wu ki ñu ne moo bind article bi après journaux sénégalais yi nga xam ne ni ay complices lañ l'Observateur bokk ci utiliser article boobu relayer ko bu ko defee information bi gars yi jël ko def ko revue de presse sénégalais yi dégg ko ñi nga xam ne nag comprendre uñ jàpp ni politiciens yëpp a yam tey même bu fekkee ni jànguñu li nga xamante ni mooy journalisme ñëpp xam nañ que ni lu gën a néew ci liggéeyu journaliste mooy wala benn journal mooy vérifier li nga xamante ni mooy information boo xamante ni jot nga ko mais ñoom ñoo ko tey xamoon nañ que ni information bi amul mais dañ ko def exprès publier ko parce que ay directives la ñuy jot xam nañ ne information bi baaxul mais dañuy sukkandiku ci pression yi nga xam ne seen patron bi lañ koy teg mu Youssou Ndour bi nga xam ni xalaatu lu dul intérêt personnel am dama koy bamtuwaat day utiliser ay médias am pour def chantage li nga xamante ni mooy gouvernement yi gouvernement bu ko wan ginnaaw nag dëdd ko mu utiliser ay médias am di la chantage utiliser journalam utiliser rajo wala télévision pour def propagande il faut que nit ñi comprendre loolu GFM moom ak RTS ñoo yam Macky Sall la ñuy liggéeyal te dinañ def lépp lu ñu mën pour que Macky Sall toog ci bopp réew mi di kàcci di wax lu dul dëgg di propagande lépp lu Macky Sall di def ci njombe ñu dëgg ci seen tànk ne duñ ko wax loolu mooy seen objectif. mu am tamit blog bi di Yerim Post comme ni ngeen ko xamee Yerim Post ki ko moom mooy Cheikh Yérim Seck di nit koo xamante ni durant carrière am bépp dafa am alal ci ay deal yoo xamante ni da ko doon def ak ay chef d'état africain jamono yi mu nekkee Jeune Afrique nit ñi xamul mooy Cheikh Yérim Seck jamono gi mu nekkee Jeune Afrique bi mu doon liggéeyee foofu noonu da doon def ay promotion wu certains chefs d'état maanaam di leen defal ay articles sur mesure wala des interviews sur mesure wala sax ay portraits sur mesure arrangé ak chef d'état africain yooyu noonu nga xam ni en retour dañ koy fay ay millions yu dul jeex sans même que Jeune Afrique xam ko loolu moo tax Cheikh Yérim Seck nekk milliardaire alors que ni jàngul sax journalisme Cheikh Yérim Seck mosuñu ko former ci benn école de journalisme bi fii ci Sénégal mosuñu ko former feneen ci bitim réew jamono ji mooy dunguru mooy suq ki nga xam ni mooy Marième Faye Sall te mi ngi jot ay financement yu dul jeex jugee ci nguur gi pour lan nax Sénégalais yi di diffuser ay informations yoo xam ne dëgguwul ci blogam bii di Yerim Post il faut que nit ñi def très attention ci nit kooku noonu parce que non seulement mercenaire la mais tamit amatul benn crédibilité ci li nga xamante ni mooy bëtu Sénégalais yi am na cas yoo xam ne duñ ci revenir mais def na fi ay njombe yoo xamante ne nii jarutul wóolu ci dara. ñu jeexalee ko ak journal bii di quotidien ak seen patron bii di Madiambal Diagne comme Cheikh Yérim Seck rek bokk na ci ñi nga xamante ni fu ñu toog dañ naan ay journaliste lañ alors que ni jaaruñu ci benn école boo xamante ni formé na leen ci métier boobu noonu jànguñu éthique jànguñu déontologie jànguñu dara loo xamante ni valeur la jëm ci métier bi nga xam ne mooy journalisme li nit ñi war a xam mooy Madiambal Diagne politique la commencé woon avant muy dugg ci li nga xamante ni mooy milieu média bokk na ci ñi yoo xamante ni dañuy utiliser seen journal di jaay ay article par exemple bu fekkee da nga nekk politicien bëgg promo da ngay fay Madiambal Diagne pour que mu defal la papier taggal la say maam bu fekkee ni tamit da nga bëgg yàq nit maanaam yàq image yu benn nit benn politicien par exemple da nga koy fay pour que mu jàllale information yooyu nga xam ni moom nga bëgg a jàllale ci jeex deru nit mu jàllale ko ci journalam Madiambal Diagne yàq na dundu doomu aadama yu bëri à cause chantage yi nga xam ne moom la daan def di woy ba léegi di ko def ak information yi nga xam ne ni dëgguwul yi nga xam ni moom lay jàllale ci journalam mooy genre patron de presse yi nga xam ne nii bés bu yàlla sàkk ñi ngi wër ci bureau politicien yi ngir laaj xaalis lu yàggul dara dégg ngeen fi problème bi mu amoon ak Pierre Goudiaby Atepa architecte bi di fàttali jamono yi Madiambal Diagne daan jaar bureau di ñaan li nga xamante nii mooy xaru tabaski ay nit yu tekkiwul dara lañ yoo xamante ne nii dañuy sukkandiku seen journal ngir yàq nit wala di def naka sulul noonu
ci jamonoy nguuru Ablaye Wade Madiambal Diagne moo nekkoon mercenaire Karim Wade doon ko jox alal ju bëri ngir mu noppi ci yenn dossiers yi ba pare faire en sorte que yenn sénégalais yi am benn cofeel yi jëmale ci li nga xamante ni mooy Karim Wade mu jaarale ko ci journal bii di quotidien bu ngeen fàttalikoo journal quotidien moo nekkoon suba ngoon guddeeg bëccëg da doon tagg ki nga xam ne mooy Karim Wade bi nguuru Ablaye Wade jeexee mu daanu mu daw ci Macky Sall bi nga xam ne jamono ji mooy alimenter journal bii di quotidien moo tax jamono gi mi ngi mel ni dëmm buy jëfru fas yéene yàq lépp loo xamante ni wala képp koo xamante ni mën nga jural jafe-jafe ki nga xam ne mooy Macky Sall ay nit yu tekkiwul dara la ñoo xamante ni amuñu crédibilité amuñu kersa amuñu jom lenn rek moo leen soxal mooy xaalis alalu àdduna te bari nañ pour jaay seen ngor ngir lan teranga àdduna. donc ci tënk rek groupe Futurs Médias Observateur RFM ak TFM bi nga xam ne Youssou Ndour moo ko moom Yérim Post bu Cheikh Yérim Seck journal quotidien bu Madiambal Diagne ay média la ñoo xam ne foog nit ñi def attention ci ñoom rawatina élection yi nga xam ne moom lañ jublu parce que Macky Sall la ñuy liggéeyal bu ñu yemoon rek ci taggal Macky Sall ay maamam di ko xalamal mu neex waaye dañu taxaw fas yéene taxaw temm yàq détruire képp koo xamante nii jàmmaarloo nga ak régime bi fi nekk donc foog nit ñi conscient ci loolu fexe moytu leen. donc vidéo bi tey loolu la woon te yaakaar naa ni jëlee ngeen ci lu bari ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.